maa ngi tudd Cheikh Fall nekk chef service technique bu chambre de métier bu Thiès ñu woo leen fii ñu am vraiment ak mbégte di fi dalal le président de la chambre de métier nga xamante ni dafa bàyyi lu mu doon def lépp bu ñëw fekkee ci ouverture atelier bu am solo bi nga xamante ni moom ak équipe am bi fi nekk ñoom ñoo ko organisé te mu ne atelier boo xamante ni dañuy waxtaanee ci norme de qualité fourneau yi nga xamante ni moom ngeen di waxtaanee moom ngeen di liggéeyee waxtaan tamit ci seen nekkin yéen en tant qu'association ak aussi rôle bu chambre de métier maintenant war a fas yéene ko taxaw ak yéen pendant ces 8 mois mooy durée projet de subvention locale bi ñu am ak waa GIZ. donc ci loolu ñu ngi am vraiment ab contentement di ko fi dal bu baax le président de Makhtar Seye ànd fi ci wetam ku ñuy wax Modou Loum bu GIZ NDF te mu nekk bureau Tamba te muy gérer te mu couvrir les régions de Thiès bu Louga Matam ak Kédougou ak Tamba ak aussi monsieur Niane bi nga xamante ni moom mooy Enda Ecopok te ci volet bu am solo bi nga xamante ni mooy ci programme bi mooy deuxième volet bi mooy commercialisation bi moom moo ci liggéey lu baax a baax ak producteurs yi. man maa ngi tudd Modou Loum nekk conseil technique ci programme bi nekk point focal Enda Ecopop c'est-à-dire nekk intermédiaire entre Enda Ecopop ak GIZ nekk aussi responsable antenne bu Tamba ñuy couvrir juróomi région donc comme ni ko Cheikh waxee Tamba Kédougou Matam Louga ak Thiès moo tax parfois ñu fi gëj parce que dafa xaw a sori mais équipe bu Dakar ñoom ñu ngi dérouler activités yi fii ci au niveau de la région de Thiès ak Louga ñu ngi nuyu président Amadou Makhtar di nuyu équipe bi yépp di kontaan heure bu ñu fi ñëwee parce que seen engagement ak ni ñuy nekkee à l'aise bu ñu ñëwee ci chambre de métier bi loolu lu tey dafa yàgg ni ngay accompagner artisans yi aussi ak engagement bi nga am ci programme bi loolu tamit dañ koy feddali fi ñu teew fi ñu toog ba tey programme bi mën nañ ne yow yaay ambassadeur président chambre de métier yi nekk Sénégal yépp c'est loolu du fii lañ ko waxee mais bi ñuy lancer programme bi devant tous les responsables si lañ ko lancé woon c'est bari na tey yu xaw a taxaw ci yenn zone intervention yi ngi ciy def gis nañ ko man mi amoon naa ci exemple c'est yàlla dogal na dox nga ci ba loolu saafaraw kon loolu dama koy feddali seede ko ci kanamu artisan Thiès yi ñu xam ne chambre de métier Thiès am na taxawaay bu mu am ak GIZ di nuyu tamit monsieur Niane Enda Ecopop suñu partenaire ñu bokk liggéey bi toujours damay rappeler que programme bi du ñaari projet benn projet la mais ci biir projet bi dafa am ay bànqaas rek ñii nekk ci côté jaay bi distribution bi ñii nekk ci côté production bi mais c'est le même programme bu GIZ postulé au niveau du Fonds vert climat ñoom aussi seen taxawaay fii ci Thiès yaakaar naa artisans yi bu ñu paree dañ ko seede taxawaay bi ñëpp gis nañ ko tey fourneau néew na nga dugg ci atelier yi fekk fa fourneau bu disponible te loolu seen liggéey moo ko waral c'est parce que avant ñuy ñëw melutoon noonu kon bu ñëwee ñoom changement am ba tey kenn ku ne commencé gis sa bopp tamit dañuy leen di sargal di ñaan tamit ñu continuer ci dynamique boobu ba nga xam ne ni maanaam lépp lu ñuy séntu ci programme bi maanaam à la fin danañ ko am muy atteindre suñu objectif yi pour ñëw ci programme bi nag def discours de plaidoyer mais aussi soññi leen ak wax leen tamit programme bi tey ji fan la toll yaakaar naa région de Thiès kenn demul ñu des tey deuxième producteur niveau national Thiès la nekk c'est bu ñu xoolee chiffres yi tamit yaakaar naa Mbour mi ngi taxaw positionné bu baax a baax tey c'est lépp ci région de Thiès la département Tivaouane tamit positionné na bu baax a baax kon ci programme bi mën nañ ne bu Dakar jàllee Thiès moo ci teg en termes de production loolu nag dañ leen ciy féliciter yéen ñëpp mais di leen wax ngeen gën a yokk dawin bi parce que yeneen régions yi donte régions yu bees lañ
waaye li ma gis tamit ñoom ñu ngi leen di bàyyi xel parce que région bu bees bu mel na Matam daaw la ñu débuté tey am nañ un professionnel kon ça veut dire que ñi ngi dox bu ngeen yéexee tuuti rek dañ leen def kon loolu dañ koy leeral wax ne programme bi Thiès am na position bu baax ci programme bi te loolu lépp tamit dañ koy delloowaat chambre de métier mais aussi programme bi tey fi mu toll lu bëri ci lu ñu engagé woon ci matériel bi yii lancé nañ ko ba pare am na yoo xam ne sax teew ci na kon yéen presque boo xoolee programme bi da leen a raw parce que yàgg nañoo depuis daaw ñi ngi wax kit de professionnalisation paquet d'investissement bi li leen siy xaar ak kenn ku ne li nga war a def pour nga jot ci depuis daaw discours boobu heure bu ñu dajee ci loolu la ñuy waxtaan pour préparer leen rek ngeen bañ a maanaam mbetteel bañ a am tey fii ni toll ni nag mën naa ne am na sax matériel boo xam ne commencé na teew tey tricycle yi ñëw na mooy moto ñetti pneu yoo xam ne dañ ko booloon ci kit bi ñëw na teew na maanaam commande bi agsi na kon ñi éligible war nañ gaaw préparer seen contrepartie c'est contrepartie bi du génn Thiès ci seen biir yéen seen association seen compte association moom lay dooleel dem maa ngi koy wax mbaa Mbour ma ne 10 personnes bu ñu cotiser Mbour compte bi day débuter ak benn 7 millions li néew ba néew nag laa la wax c'est yéen fii yéen ëpp ay professionnels am ngeen sax ay business class kon bu ngeen cotiser kenn ku ne joxe contrepartie seen départ rek presque day àgg ay 10 millions kon yaakaar ne solo xaalis boobu yéen a ko moom chambre de métier moomu ko GIZ moomu ko seen xaalis la lu ngeen bëgg ci filière bi moom ngeen ciy def yaakaar naa liggéey boobu nag liggéey booy déparé presque mën naa ne GIZ dafa dajale 10 millions jox leen loolu yaakaar naa ku góorgóorlu wut fexe am ci matériel bi chance bii am pour mu amaat du gaaw kon dañ leen di soññ liggéey business ni lañ nekk business nag boo ci nekkee da ngay investir mais doo nekk un consommateur tout court da ngay investir li ngay gagné da nga koy investir ci kii bi exemple may joxe mooy boo yoree oto mais moteur da ngay changer moteur Jakarta sax boo ko yoree da nga changer pièces yi mais yor atelier doo ci yokk dara pendant des années doo mën a dem kon plaidoyer boobu man laa bëggoon a def di bàyyi président mu gën ci insister gën leen a soññ ngeen comprendre programme bi fi mu leen bëgg a jëmee ay professionnels la bëgg a créer un marché durable de fourneau jàmbaar la bëgg a créer fii ci Sénégal ba xam programme bu retiré woo yéen nga da ngeen mën a continuer seeni business seen entreprise di créer emploi di contribuer ci développement Sénégal bi mais am seen teraanga yor seen njaboot loolu mooy résultat yi nga xam ne ni moom la ñuy xaar ci yéen. maa ngi tudd Abdou Diane di représenter ONG Enda Ecopop boo xam ne mooy doxal projet bi en partenariat ak GIZ ci 5 régions yu lum wax ni muy région de Thiès bu Louga bu Tamba bu Kédougou ak bu Matam 5 régions yooyu ñoo fa nekk di liggéey ak jaaykatu fourneau yi puisque mbir mi liggéey la chaîne de valeur maanaam kay defar kay jënd lay soxla koy jënd tamit kay defar lay soxla ñoom ginnaaw ba ñu amee liggéey bu am solo bu ñu def ak yéen defarkat yi ci wàllu qualité ak liggéey bu ñu def ci wàllu disponibilité ak norme yu fourneau yi war a am dañoo am programme bu bees bi muy RFA war a dem ba décembre 2024 war cee liggéey ak nag jaaykatu fourneau yi pour gën a ubbi marché bi su ko defee li nga doon jaay ci mois nga koy mën a jaay ci semaine walla ci 2 semaines su ko defee ngeen mën a am ay opportunités yu bari ci wàllu boobu léegi nag ENDA ci wàllu boobu wàllum njaay meek yu ni mel di liggéey ak képp kuy jaay walla ku bëgg a jaay muy ci ñetti catégorie muy groupement di jigéen ñi muy jaaykat individuels yi muy aussi élément lu ñuy wax jeunes entrepreneurs yi ñoo xam ne dañ leen di former capacité leen jox leen tamit ay kit de démarrage yoo xam ne ñoom dinañ mën a doxal ci wàllu boobu noonu may rafetlu jotaay bi démb nii lañ ko defee woon Mbour mu doon jotaay bu am solo sama yaakaar ne tey jii la gën a am solo puisque
suñu kilifa mi ngi fi amaana yenn point yu ñu jotul woon aborder wala yu mu waroon compléter moom mii sax donte Cheikh Fall def na ko dina si gën a ñëwaat may waxaat ne liggéey bi du ENDA comme lu mu waxee moo nekk fee di liggéey wala GIZ nekk fee di liggéey comme lu ñuy wax rek mbooloo mooy doole ñoo bokk ànd lépp di liggéey ma am yaakaar ne waxoon naa ko président si ba ñuy doog a teg projet bi ba ñuy doog a dem gis gouverneur boobu dara teguñ ko ma ne ko man kat damaa am yaakaar si Thiès parce que dañoo ñëw doxaluñu dara président jël devant yi lu waroon yépp ci wàllu démarche ci wàllu accompagnement ci wàllu mise en relation moom mu porté ko dagg jotam yépp ñëw gunge ñu ci wàllu boobu ma ne ko écho yu ñu am ak taxawaay bi nga am gëm naa ne président Thiès su fekkee ne projet bi tamit ci 14 régions lañ koy doxal Thiès moo ci jël pay wala kenn du ko raw ci wàllu boobu sa yaakaar boobu moom la am ba tey ma koy feddaliwaal président sa am naa yaakaar ne am na ñu nekk ci yoon bi day toll nag mbir suy dox ba ci yàgg dañuy woote waat waxtaanaat weccoowaat xalaat nattaat xool lu dox ñu jël ko jéem koo tasaare xool lu doxul wala lu des ñu jéem a xool nan lañ koy saafaraa parce que problème boo gis rek ci côté bi am na ay solution donc xam naa sama présentation lu ci gën a am solo dinaa ci ñëwaat dama